audio Baye Niass boo ko jotee ma gis na ci scandale lay wax dama ne tey de xanaa dinaa déglu lu am solo ci Baye Niass ndax déggoon naa mu ne moom wala mos nañ ma jottale ne moom nee na ingénieur la en pétrole. fi may wax ak yow nii Malaisie laa jàngee ingénierie pétrolière laa jàng. ne kon nag kii nag tey moom kon mi ngi wax ci domaine am ma xalaat ne Baye Niass à chaque fois day ñot di moom profondeur wala ci réflexion day ñot di intellectuel ba gars yi demee sax def seen conférence de presse ba boo lire seen texte ba français doonte ay futi kasa la woon ma ne kon tey dina wax lu ci lu mu xam wallahi azim la ilaha illa hu wallahi la ilaha illa hu ba scandale bi amee ba tey ñi ci wax ñëpp xatta comédien yi li ñuy wax moo gën a profond fuuf gën a pertinent fuuf gën a xóot fuuf gën a xam fuuf Baye Niass sujet bii nii mais Baye Niass moom nee na Sénégal yi bassesse lañ nekk. aqliya boobu noonu ak fikra boobu li mu def ci jullit yi mooy daf leen a yóbbee benn bassesse intellectuelle ba mënatuñoo xalaat bu xóot mënatuñoo décortiquer mbir ci essentiel bi mais chaque jour dañ leen di wan jaan wi ñoom ñuy dóor ci watit wi. léegi Sénégalais yi bu ñu xalaat en profondeur moom mooy xalaat en profondeur mu ñëw indil ñu déchets yi nii ci. non mais soo fi naan heureusement que le ridicule ne tue pas kii moom su ridicule doon rey moom faatu na bu yàgg. te nag li ma gën a reetaanloo ci mbir mi mooy Baye Niass dafa xereñ goo xam ne suñ doon wax ñaari ganaar yi xeex dina ci profité dal ci lislaam al aqliya al muslima al fikrul muslim maanaam fikru jullit bi dafa am lu ñu ci jëmbat ba nga xamante ne ni muy doxalee ci diineem noonu la bëgg a doxalee ci mboolem question yi muy traité illa man rahima rabbuka ci ñoom ñenn ci jullit ñi. suñ do du am benn lien mais dina fex wutal ko lien moom dugal ko ca suñ do wax ñaari ganaar yu xeex dina ci profité dal ci wax sunna te loolu problème bu rëy a la loolu nag dafa tësiir ci xelu jullit bi ba nga xamante ne tey jii même boo duggee ci ay bibliothèque da ngay dugg léeg-léeg ci benn librairie gis benn téere ci njàpp al kitaabun fil wudu gis ko mu nekk ci ñaari mujjallat njàpp rek la ñuy jàngale du moment que jàpp ci alxuraan yàlla ci benn aaya wala ci daggitu aaya la ko jàngale te loolu comme ni ma leen ko relativiser les sànq ci diine tey jii ngay dégg ahlu sunna boo xamante ne bu gisee chiites yi buy wax sax du ko nangoo déglu parce que jàpp nañ day yàq pas-pasam déglu ko xëy na mu wax dëgg boo xamante ne mën na laa jëriñ. suñ doon wax ñaari ginaar yi xeex dina ci profité def ci promotion chia moom loolooy biom mbokk yi na leen déglu Baye Niass benn par benn xool profondeur gi ci nekk xool li ci nekk ci analyse nga rànd kon ne Baye Niass ku gën a dëgër fit ci àdduna amul fit moom am na ko di ñëw di wax loo xam ne xamul ci dara ba dara booloo te ñi muy waxate ñu ko gën a xam mu jàpp ne moom li muy def ni muy analyse bu profond di wax yoo xam ne ça n'a rien à voir ak mbir mi te amul lenn lu taxe bu mën a ñaari mbir daal di booloo. mu tàmbalee mi ngi wax ne scandale bi ba ko BBC indee dafa am lu mu feeñal li mu feeñal mooy sénégalais yoo am benn complexe d'infériorité même si teg na ci loo xam ne da ngay xam ne kii li wax sax muy maîtrise xamu ko mooy complexe d'infériorité boo xam ne mujj gi dafay soppali xam lu muy doon daal bu jaxasoo comme nu nga ko waxee noonu bu doon complexe de supériorité. ba tax na chaque jour dañu am benn complexe d'infériorité bu ñuy transformer en arrogance de supériorité te loolu musiba bu rëy la. loolu mooy lan nit ki mënut am complexe nit ki jàpp ne maa ko féete suuf. waaye loolu jàpp googu mu jàpp moo ko féete suuf mën na dem ba yóbbeeku mu jàpp moo ko féete kaw loolu mënut a nekk loolu mooy lan damaa jàpp nit ma féete suuf waaye jàpp googu mu jàpp féete suuf dem ba yóbbu ma jàpp maa ko féete kaw xam la moo mën a am mooy nit ki dafa jàpp ne maa féete nit ci suuf am complexe d'infériorité léegi nag pour nëbb complexe d'infériorité boobu am benn réaction boo xam benn manifestation wala benn réaction bu may am ci ay samay wax samay jëf yoo xam ne day jéem a nëbb complexe boobu. waaye nag mbir ba du doon complexe bi doo ko jàpp ne yaa ko sut yaa ko gën ndax sinon doo nekkatul complexe mooy mais nag loolu moo am solo ci wax ji moom nee na Sénégal journalistes yi dañoo tàmbalee jug naan lii nangam forme bi fond bi nangam loolu amul solo li am solo mooy baaraam bi wan li nekk ci biir dëgg gi ci nekk loolu mooy fen gi jiitu. mbir dafay xew ci réew mi duñ ci gëstu niñ ci war a gëstoo. duñ ci wax niñ ci war a waxee
duñ ci dem au fond ba benn waay bu nekk bitim réew bu ñëwee def ko wala wax ko wala gëstu ko bu ko defee ñoom ñu jug di attaquer di saaga di critiquer di démonter. loolu dama xamul finalement naka laa koy tuddee mais jàpp naa ne bassesse la. li xew Sénégal bu xewoon ci réewu tubaab yi am rigueur konoon journaliste réew moomu noonu ñoo ci doon jiitu ay BBC ak ay CNN ay Al Jazeera ak nangam journaliste réew moomu ci boppam ñi nga xamante ne ci réew moomu lañ soqe ko réew moomu moo leen fayal école li ko daggee primaire ba université moo leen defal nangam bañ doon li ñu doon duñ bàyyi beneen journaliste étranger ñëw di def liggéey boobu à leur place. te moom waa ji xamul dara ñu wax ba BBC defee reportage ba mu génnee lu ëpp ci Sénégalais yi ñi ci àddu li ëpp ci journalistes yi dañoo ànd ak BBC critique ñu ko dañoo ñëw ànd ak moom à part ñi nga xam ne ñoo jege Aliou Sall jege état bi amul ku taxaw di critiquer li nga xam mooy BBC et c'est normal bah oui c'est ñi nga xam ne ñoo taxaw daal d'accord daal ñëw ne d'accord ñu BBC c'est normal ndax ñoom affaire da leen a impliqué c'est responsable dafa impliqué wu directement te xam nañ ne dëkk bu mu mëntoon doon même dans les plus grandes démocraties à chaque fois suñu accusé kenn par thème dañuy jóg défendre te am nañ ci droit te mën na leen a jox présomption d'innocence doonte mën nga ci am yow sa xalaat waaye wax ni fen gi mi ngi nekk ci ne ñu ëpp nag ci ñu wax ñu nekkut ñooñu journalistes yeeg société civile bi homme politique opposants yi ñoom ñëpp dañoo d'accord BBC li muy wax naan journaliste dañuy wax naa nga benn journaliste la gis mu koy wax mu wax ko xaw ci insister ci forme beeg fond bi donte moom wax na ci biir mooy Yérim Seck wax na ci biir ne loolu sax soo koy wax am lu muy nduróol donte nag reportage lu munti doon xataa ci justice forme dafa am solo moo tax nit ñi di fay di jël budget bu bare di ko def ci communication kon forme am na solo forme mën nañ cee basé pour ne lii nii wirut mën nañ jël éléments yu bari tegale ko pour wax ne lii c'est pas objectif mën nañ jël éléments yu bari pour wax ne lii nii c'était subjectif loolu forme la am na solo kon loolu nekkut wala li am déedéet dafa am solo te loolu liggéey journaliste la dafa bokk liggéey journaliste suñ ko amee élément am ab reportage wala lu mu munti doon mu xool ni nga ko doxalee ngir loolu permettre ko mu xool ndax lii c'est crédible ou c'est pas crédible donte ñu ko def ñu tuuti la Sénégalais yu bari dañoo ànd ci mbir mi beneen bi woon ne xamu ci dara li muy wax dañoo am complexe dañoo bàyyi ba BBC wax. mbir dafay xew ci réew mi duñ ci gëstu niñ ci war a gëstoo duñ ci wax niñ ci war a waxee duñ ci dem au fond ba benn waay bu nekk bitim réew bu ñëwee def ko wala wax ko wala gëstu ko bu ko defee ñoom ñu jug di attaquer di saaga di critiquer di démonter. loolu dama xamul finalement naka laa koy tuddee mais jàpp naa ne bassesse la. yaa ñeme yàlla Sénégalais yu bari wax nañ ci lii BBC yokku ci lu rek montant bi mu tudd waaye scandale bi ay journalistes jug nañ taxaw wax ci waxati ci BBC waxu ci. Baba Aïdara journaliste d'investigation bi nekk États-Unis ñaata yoon la wax ci mbir bi def ay enquêtes indi ay preuves indi ay contrat wax fa mu jaar ba am preuve yooyu noonu ñëw sax Sénégal bëgg sax justice daal di koy convoquer ba mu mën a étayer lépp nga ne Sénégal yi dañoo bàyyi BBC wax ci yaa ngi may yàlla Sonko wax ci Sonko bi nga bañ Ousmane Sonko ñaata yoon la ci wax loolu jeex ah Clédor ñaata yoon la ci wax métti moo gën li muy wax Clédor li ñuy wax sax moo gën a leer foofu la BBC di wax ci ay détails yu leer nañ waa ji ñëw di fen xam nga dara yoo naan Sénégalais yi dañoo bàyyi BBC wax ñu dugg ci ñu naan nangam ak nangam yaa ñu ne yàlla. démissionné ba léegi ñaata yoon la wax ci mbir mi baa ngees ñëw nee na ñu Sénégalais ñoom dañoo bàyyi BBC wax ñu ciy doog a wax ah loolu mooy xamul dara ci li wax man dama jàpp ne doo ko xamul parce que ñemewul nag gëm naa ne baa ngi yabul ñëpp koo xam ne day xam ne yaay fen la bu ñëw duñu ko wax quoi man dama jàpp ne baa ngees dafa xamut dafa topp dara en fait ci mbir mi sax mu ñëw di gëm ne Sénégal dañoo bàyyi ba mbir ñu dëgg wax ñu ba yàlla te en plus ñëpp loolu lañ remarqué loolu mooy wane ci topp sa biir
ñëpp li njëkk a wax mooy pourquoi nit ñi di réagir ci reportage bi alors que li mu wax ay sénégalais waxoon nañ ko. peut-être foofu la ñu war a mën a gisee complexe d'infériorité bi mooy su fekkee rek sénégalais ñoom ñoo ko wax kenn du nit ñi dañ koy ñàkkal solo su fekkee ne keneen moo ko wax nit ñi ko ñàkkal solo donte loolu nag si nekkut complexe forcément ndaxte li ta waral loolu mooy la plupart ñu doon soulever mbir yooyu dañ leen xam ne ay opposants lañ kon nit ki du ko jox crédit mais su fekkee ne benn entité boo xam ne extérieure la boo xam ne d'apparence il est neutre su ñëwee reprendre les mêmes faits boobaa nit ñi jox ko crédit kon li taxoon nit ñi ñàkk koo jox crédit wala boog bañ cee réagir comme ni ci réagir ni c'est juste pas parce que c'est des Sénégalais c'est parce que dañoo ne kii ñii moom ay noonu ñii lañ ñii dañoo opposé wu ñii kon ñoom suñu waxee mbir yu mel nii peut-être mënuñu ci basé wu ngir daal di accabler kenn su keneen nag ñeneen nag ñëwee wax les mêmes faits boobu ñoo xam ne kon mbir bi nag mi am na lu ci ndoor dëgg loolu kese la du la neen mais Sénégalais yi waxuñu ci Sénégalais yi ñoom dañoo complexé la may mais yomul foofu li mu taxoon bu wax loolu la mu tam bëgg a ñëw daal di dajale Sénégalais yëpp journalistes yëpp ne waxuñu ci wala ñoo ñëw di critiquer di xool forme beeg fond beeg dëgg beeg du dëgg bi loolu yëpp li ko waral li mu bëggoon mooy ne l'islam la man ma jommi rek mooy l'islam moo waral lii mooy la moo waral loolu mooy dama Sénégalais ñoom mënuñoo xam loolu ba BBC ñoo wax leen ko mooy ne ñoom li ñu nekk ay jullit a tax mooy li ñuy jàpp li ñuy jàng ay jàpp moo tax li ñuy jàng ni ñuy jullee moo tax ni ñuy jàng ni ñuy wooree moo tax ni ñuy jàng ni ñuy gëmee si yàlla moo tax ni ñuy jàng ne ku saaga saxaaba yi an xabiif rafidi bu bon looloo tax li ñuy taxaw di raddi nit ñi nga xam dañuy ñëw di yàq diine yàlla ju mel ni moom looloo tax ana rapport bi. masala yi l'islam am yëpp bàyyi nañ ko fa ñëw di concentré wu ci ay xabdoog sadlu wala di concentré wu ci ay cëkkal tubay ak guddal tubay wala di concentré wu ci ay sikkim bu gudd ak sikkim bu gàtt moustache bu ñu wat ak moustache bu ñu watut wala di concentré wu ci ay dagg wee alxamis ak watu talaataak wala di concentré wu ci ay jàpp ñett ak raxas kii yeeg maanaam bàyyi nañ li ëpp solo ci kaw suuf li ëpp solo ci diine ji ñëw di concentré wu ci ay mbir de périphérie mbir de futilité. aleykum ñi sekk mbir mi yëpp ñu ci tudd ñëpp kan lañ ci xamee koo xam ne moom da nga wax ne mos naa jàng sa téere fekk kan lañ ci xamee koo xam ne formation moom mooy formation religieuse ñu ci bari ci ñoom France lañ jàngee ñu ci bari ci ñoom seen formation soo ko toppee formation bi nga xam ne mooy formation école léegi lañu am journalistes yi ñu bari diine xamuñu ci lu bari mënuñu laa leeral masala ci jàpp xamuñ sax luy faratay jàpp mu ne kon su fekkee ne ñoom te def nañ ko de mu accusé leen ne defuñu seen liggéey te ñu bari def seen liggéey ginnaaw ak après am nañu analyse yu pertinent yu ci def ay journalistes yoo xam ne la ñuy wax ak Baye Niass mënoo ko sa tëkkale waaw kenn du ko tëkkale sax Baye Niass wax fi dara mais lan mooy rapport ak ñooñu léegi su fekkoon defuñu seen liggéey lan l'islam moom la ma ci yoonam lan mooy kon nit ki sooy jàng fiqh daal di jàng jàpp moom daf lay dofloo kon loolu mooy problème Sénégal lu moo tax pétrole bi ñu egg ci fii wala bokk contrat yi waa ana dëkk yi nga xam ne ñoo jiitu ay dëkku africain yoo xam ne li am ci ressource naturelle Sénégal si amu ko ñoo xam ne du ñu ay jullit safar nag ay chrétien lañ te seen ressource naturelle yóbbuwu leen fenn ndax problème fiqh la xam nga genre analyse yu mel nii jóge ci ku mel ni Baye Niass la moo tax mu dangereux la moo tax mu dangereux mooy li nga xam ne mooy l'essentiel li tax li ci nit ñi war a jàngate day ñëw pervertir ko moom ci affaire yu ñàkk fayda ba pare jàpp ne li ñi nii def moo ñàkk fayda ay wax xam ne ñàkk fayda yi ñàkk solo yi yu amul benn rapport problème bu profond problème bu seen africain yi ni nga xam ne la ñuy def ba li tax saa yi bu seen ressource naturelle mënuñu koo jariñoo tubaab yi ñoo ko wala occidentaux yi ñoo koy jariñoo à chaque fois problème bu profond la bu weesu bu jegewul dara affaire problème fiqh africain yëpp la laal wala surtout Afrique noire ci ay paramètres yu baree bari yu compliqué ma mu ñëw simplifier ko parce que doo jàng fiqh waa suba dañ bàyyi jàng fiqh Sénégal lay développé. fii la xeli jullit bi toll léegi ministre bi wax loolu ak président bi wax loolu dañuy pare sol seeni dara dem julli ji àjjuma
buñ demee toog ci kanam faaxar yi ñoo fay gën a rafet dara, ñoo fay gën a xeeñ parfum, ñoo fay gën a gudd kurus. ngi jàpp ne yàlla dina nangu seen julli jooju noonu imaam yi leen di jiite jàpp ne yàlla dina nangu seen julli ñoom tamit. Et après buñ paree c'est ça la religion, c'est ça l'islam. wax leen ma ci diine ju mel nii naka la diine ji mën a ilifee àdduna naka buñ gisee li feeñ Sénégal ci pétrole nga xool lu mel ni Kayar offshore bi ñuy wax kese maanaam buñ ko estimer Kayar bi kese laa wax de Kayar offshore bi kese c'est deux fois pétrole Libye bi maanaam Libye la ñuy am ci pétrole yëpp te Libye moo ëpp Sénégal 2 fois waaye la ñuy am ci pétrole yëpp Kayar offshore kese moom dafa doubler Libye Saint-Louis offshore ñëwagul yeneen kii yi ñëwagul Kayar offshore kese c'est 2 fois le pétrole libyen xaw ma daal yéen a ngi comprendre pétrole boobu noonu nga xam ne Libye moom la am bañ ko amee benn libyen au temps de Kadhafi fayut courant fayul ndox fayuñu jàng ñu bëri ci ñoom fayatuñu ay médicaments maanaam ñëpp xam nañ privilège yu doomi libyen yi amoon bu ñu demee jàngi bitim réew dañuy am bourse $2000 par weer nangam ak nangam privilège yooyu libyen yi doon am par weer te Kadhafi doon leen ko defal ci seen pétrole boobu alal jooju mu ko doon defee yëpp alal ji feeñ Kayar offshore dafa doubler loolu. te dëkk yi nga xam ne dëkk tudd na ko ci Libye ci du yeneen tuddi pays golfe yi nga xam ne leen tax a développé mooy seen pétrole dëkk yooyu lañ fay jàng fiqh jànguñu ko Sénégal lañ fay jàng xadis jànguñu ko Sénégal formation yi ñuy am sax formation religieuse lay doon am na seen constitution islamique la seen école yi tawhid lañ fay jàng nañ jàng mat leneen tawhid lañ fay jàng fiqh ñoom ñooy téere yooyu muy wax noonu ñun ñoo koy bind te lu ëpp seen dëkk yooyu seen ressources naturelles yooyu exploité nañ ko d'une manière population gis na seen bopp. julli korité bi julli tabaski bi xëccoo weer wi feeñ na weer wi feeñut dara ju rafet ji kaala bu gudd bi tubay bu cëkk bi mbaxana bu kii bi yooyu rek lañu réduire diine yooyu kese ci lañu réduire diine. moom mu ñëw mbir mi yóbbu ko ci lislaam yóbbu ko ci lan tubay yu cëkk waaw mooy dal sunna sikkim lan mooy rapport sikkim ak cëkkal ak scandale bii nii mu noon def analyse bi neen mooy fenkat yu mel ni ñoom mu mel ni Baye Nges ñii loolu bokk na li ci tax ay nit mën a egsi ci boppum réew ba yor mbir yoo xam ne duñ ko doxalin dëgg loolu mënoon nga koo soulever pour terre à terre rek waaye problème wu ressources naturelles africaines yi dafa xóot néocolonialisme da ciy dugg système mondial bi mu doxee da ciy dugg africains yi certes seen complice ciy dugg seen mal gouvernance daf ciy dugg te mal gouvernance li ko waral dafa bari ñàkk dëggu ñàkk valeur yi ñu ñàkk da ciy dugg mooy bëgg a tekk rek comme Baye nga xam ne lu nekk jaral na ko ñàkk objectif ciy dugg lu bari da ciy dugg waaye ñëw ne mooy dañoo jàng fiqh ndax ustaas yi la problème ustaas la mu seen yoon ci lii lan mooy problème yoon ustaas ci lii bàyyi ne scandale bi c'est un problème islamique en fait li ko waral mooy ne aqaliya bi nga xam ne ñii dañ ko am ci yar gi la yar ci l'islam yar gi la yar jàngal leen fiqh ak yeneen ak yeneen looloo tax ñu am régime bu mel nii mooy Sénégal ñu amee système bu mel nii système la bëggoon xam naa xamul différence entre régime ak système muhim léegi definitely jullit boobu nekk ci bii ab boobu bu nekkee président il faut aqliya boobu lay nekkee président ci bassesse boobu ci la mën a nekkee président xam naa sama muqaddima bi gudd na waaye di ngeen comprendre li ma bëgg a wax ci aqliya boobu rek la mën a nekkee président léegi nag bu ñu amee président bu jugee ci bii a boobu nekk genre jullit boobu nga xam ne bassesse la gëm bassesse lañ ko defal ci xel mi jàpp na ne yu mel noonu moom mooy diine moom mooy nangam mu ñëw nekk président ci yooyu finalement régime bu mel ni bi Sénégal am tey nii rek la ñuy mën a am. mooy système bi am Sénégal li ko waral mooy
yar gi la yar ci diine bañ am benn jàngaleen ay bassesse ba kii moom bon li ñuy tuddee bassesse mooy jàng fiqh jàng aqida jàng radd ci nga xam ne ñooy ahlul bida loolooy bassesse loolu la tuddee bassesse te moom te li tax bàyyi seet ñëw day wax tey mbir soo mu weddi ko day doxalee Baye Niass moo fi def conférence de presse bu ab téere ne téere bi dañ ko war a tere Sénégal Baye Niass moo fi ñëw télé ne ay téere dañ ko war a lakk mu ñëw tey daal nañu ne ñooñu problème bi mooy ñi nga xam ne daan la sax bu liir téere chia bu liir téere sàngam ak sàngam ne mu ne mën nga koo liir ndax mën nga see jàng jariñu si. gis ñoo xamante ne daf leen di yóbbee ba buñ gisee vidéo wala benn audio wala benn texte buy wax ci loo xamante ne bokkut ak liñ gëm sax duñ ko nangoo lire luñ ko nangoo déglu parce que xëy na jàpp nañ dañuy yàq day yàq seen pas-pas te loolu comme ni ma leen ko relativiser les sànq ci diine tey jii ngay dégg ahlu sunna boo xamante ne bu gisee chiites yi buy wax sax du ko nangoo déglu parce que jàpp nañ day yàq pas-pasam déglu ko xëy na mu wax dëgg boo xamante ne mën na laa jëriñ. mais moom day defi conférence de presse day ñëw tere ay téere sunna mooy nañ ko taal ñaata yoon la baa ngi wax nañ téere dañ ko war a taal dañ ko war a lakk dañ ko war a tere waratu dugg fii mais téere chia rafida moom mën nañ ko liir téere kuffaar yi moom loolu bëgg ñu liir ko xalaalun lana wa xaraamun aleykum. du ne ay communiqué ci rajo moom la waroon a def waaye dafa waroon a génn publiquement baalu sénégalais yi ba pare livre boobu mu jël ko taal ko lakk bàyyi di ko jàngal xale yi. kon bàyyi ngeen sew ba ses nga ci nga bokk yow xanaa da nga fàtte yow yaay wax fii ne buñ liir téere yi dañ ko lakk léegi nga ñëw tey ne problème bi sax mooy loolu mooy ñan léegi ñan ñoo am problème boobu booy ñun la ñun ñooy wax bu leet téere sàngam ak téere sàngam waaw ñoo koy wax xaw ma sa rapport beeg pétrole bi lan la mais bon bu leet téere sàngam bu leet téere sàngam bu leet téere sàngam tayib d'accord waaw kon ba ses nga bokk te tey nga ñëw nag loolu nga ñëw di ko askanee ñeneen te yow noonu ngay doxale kenn xamul lu mu doon kenn xamul yabaate la kenn xamul réewande la kenn xamul dof la kenn xamul daal foo koy nat bàyyi su koy nat du mu xam fu mu koy nat doo xam ne dafa dof dafa réew wa def ñooy yàpp wa def ñoo jàppee ay dof wala daal dafay wax lu ko neex wala day tux man maa ngi des fois damay ragal est-ce que du man di ko nëbb est-ce que day tux di ko nëbb ndax yenn kuy ànd ak sa xel moom tout le temps doo ko mën a def waxuma la sa gor di wax lu ande ko dëgg tey nga wax suba ginnaaw suba nga wax leneen la ngeen xalaat tuuti ñoom waxal nañuy xalaat tuuti daa nga dina xam ne Sénégal ki fa njëkk a nekk président ab chrétien la daa toog ba doyal indi premier ministre teg fii kooku kay mënoo wax système bi nga xam ne moom Sénégal jénne ko ci bal pays africains yi bokk na ci li leen gën a suuxal mooy ña nga xam ne ñoo fi wutu tubaab yi kooku formation amul lu ci l'islam kooku tubaab yee ko formé fii nii France da ngay gis ay dañ koy tuddee ay rue tuddee koy école moo nekk premier africain bi dañ ko dafa dugg li nga xam ne mooy académie française ok su fekkoon ne kon mbir bi loolu la mooy ne am formation bi nga jàpp ne mooy formation bi te féete kaw lépp mooy lim jëm àdduna mooy diine moom basees la kon kay waroon a fekk loolu mooy problème bi rek sa lu terre à terre yi nga wax ni kon kay Sénégal war naa jëm kanam nag waxuma nag ñi nga xam ne ñoo wëroon mbir ba ñu nekkoon opposants yi ñi nga xam ne ñoom lañ njëkk a teg mbir yi seen lenge yi seen loxo ginnaaw ba fi tubaab yi entre guillemets ne ji da jox nañ suñu indépendance andi l'islam foofu waa jamono jooju moom lan la fi l'islam def que l'islam bi yàq de jamono jooju noonu ba empêché Mamadou Dia mu bay ñëw ci pouvoir mooy li nga wax ne moom ngay defante xam te biir wax mi ngi fenn ñoo ñëw tegoo leen fenn yow l'islam gépp ngay boole yow en fait yow l'islam gépp nga boole di saaga mooy suuf si moom sunnit wax nga ko ci sa biir wax sax. nekk Sénégal nekk 90 et quelques % de musulmans waaye ba léegi diine l'islam ci Sénégal dañ ko réduire rek ci màggal ga gàmmu ga julli àjjuma ga julli korite bi julli tabaski bi xëccoo weer wi feeñ na weer wi feeñut daraaju rafet ji kaala bu gudd bi. yàlla mi ngi lay weer nank nag jamono ñoo fi nekkoon ñi nga xam ne tubaab yi ñoo leen formé France lañ jàngee ay tubaab yu ñuul ak sëriñ si nga xam ne tubaab yi leen fi baax
def leen ni sëriñ jël seen i tarixa teg ko ca kaw nit ñi topp leen ñoo yoroon ñoo Sénégal ba tubaab bi jógee ci loxo ñooñu la nekk kon Sénégal bu su màbbee tey loolu la tey ñaari mbir yooyu nga ne yow moom ngay défendre yow da ngay défendre mooy tubaab bi ñoom jàpp nga ne yow complète défendre yaa ko am yaa jàpp ne tubaab bi ñoom la ñuy wax la ñu nekk moo dëgg mooy baax liñ fa lañ war a jaar loolu nga bëgg yow beneen mbir bi yaa da ngay défendre mag ñooñu kon wane na défendre leen yow yaa ngi leen di accuser waaw ana moom léegi jamono jooju ana ibaadu yi Sénégal yow waaw yow moom sax yu yàq fi wax ne Sénégal ibaadu dañ fay yees ñëpp da ndax ba ñu yàggut moo xam ibaadu rahmaan la su koy moom ñoom ngeen di jàppee ibaadu moo xam salafi yu ni kon yàggut ñoom kon Sénégal yàqu na ba ne tasaar ibaadu yi doo ko ñëw Sénégal salafi doo ko fay am léegi nag problème Sénégal doon si ñoom cëkkal ak sikkim yéen a wax amuloo Sénégal yéen a wax mag ñi moom ñoo xamuñu woon loolu yéen a wax suñu mag xamuñu woon diine jii waaw xamuñu woon diine jooju Sénégal yàgg a torox yàgg nekk pays pauvre yàgg fee dilapider ressources naturelles yi yàgg sàcc alalu Sénégal waaw ngeen ni léegi nag ñi nga xam ne ñoom nekkuñu fi woon ñoom la non maa ngi tooñ sax parce que wax ñoom ba yéen bàyyi laa wax bàyyi gis ana sa xel loolu ban logique li nga wax nii ban logique la am ban cohérence la am jeunesse yi nga xam ne ngay défendre te feeñ di défendre leen ñoom lan la doon jàngal nit ñi Sëñ Tuubaa lan la jàngale science anglais mathématique wala lu mu jàngale loolu fiqh ak diine pas-pas Alaaji Maalik lan la jàngale Baay Ñas bi nga gëm yan téere la bind téere yi bind nañu xool la moo ci nekk loolu mbir yu ñàkk fayda tak mooy yow sëñ boobu la nga gëm moom am na mbir yu ñàkk fayda ci nekk gëmmu ko sax man subhanallah maa ngi toppee ci pêche nag sëñ bi nga gëm li ma sama mu ndaxaale ma non ka ngay askaneloo sa bopp te yaa ngi koy taan ay téeram lu ci nekk xamu leen ne li ñëpp di dem Makka di ko wuti mooy man naka ndax man maay jëmmi Muhammad su fekkoon ne kenn ku nekk xam na loolu bon xam na ni Muhammad mooy gën ji ku ñuy gis bon da ngeen mën a dégg sa toro bu njëkk woowu bàyyi wax ne man di bugguma dara lu muy ki nga xam ne rek mooy gën ji mbindeef di Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne mooy gën ji ku ñuy gis kooku rek la bëgg a gis fi mu nekk ñu bari nag dal ne di tuddee seen taalube maay muriidu wala maay muriidu man maay muriidu aji bëgg ji waaye Baye moom mu ne moom passé na luy muriidu passé na luy bëgg moom mooy ki nga xam ne mooy muraad mooy ki ñuy xut ak ki ñuy bëgg moom mooy moom. kon moom dafa participer ñi nga xam ne ñoo jël tax Sénégal yi nekk ci bassesse dana mu jàngale mooy ay gis xam yàlla ak ñàkk a gis yàlla moo jàpp nga loolu amul solo yow la mu jàngale mooy maa yor fayda gi man la Ahmed Tidiane ci man la maa yor si Ahmed Tidiane man maa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu la jàngale de xanaa nag fi ñu fiq tardele loolu war nañoo mën a tardel de mais gëmoo ko sax da nga koo gëmut yow da nga koy mbubboo kon nga sa analyse bu bon bi terre à terre bi yépp soo ko doon jël di ko wëlbati fekkoon loolu mooy problème Sénégal wala am na lien ak pétrole bii nii wala boog scandale bi dañ koy jël léegi joxaat la ko yow ndax lépp loo représenté rek mooy monte googu la représenté. fi mu gën a jommi nag mooy audio yu mujjee Baye Niass ba tey laa xaale ci sunna laa xaale ci cëkk loo xam ne ça n'a rien à voir mais mu ne Sénégalais ñoom dañoo nekk ci bassin ñoo nekk en fait di naan 10 milliards yi di xas journaliste yi quoi loolu journaliste Sénégal il y a des choses à dire sur les Sénégalais yi am na ci ñoo xam ne des fois da ngay demander fan lañ jàngee waaye du ñëpp heureusement que du ñëpp am na seen liggéey ni mu waree waaye ki gën a nul ci journaliste yi moo féete kaw Baye Niass gën a nul ci ñoom moo féete kaw Baye Niass mais journaliste Sénégal yooyu noonu mu wax ne ñoom ñoo doon nekk fii insister ci nag dañoo insister ci 10 milliards yi day fen à chaque 10 milliards yi loolu jar a insister loolu am solo la ci mbir bi mais am na yeneen mbir yu ñuy tudd yu ñuy wax am na analyse bu gën a profond bu ñu def boo xam ne Baye Niass moom mënu ko dégg xalam yàlla may ko waaye li ma jommal mooy mu ne moom loolu kon nekk fi di wax ci 10 milliards yi mooy nañ wax leneen mais ci leneen lan la ñuy wax yow ab pétrole boo xam ne exploité guñ ko ñu gis d'emblée ci ay contrat am ay irrégularités yu ci am
am ay soupçon de luubal yu ci am luubal yi toll ci ay milliards ngeen nañ ci ba loolu xool leneen ça ne représente rien loolu mooy wax yi lan contrat yoo xam ne mën nañ ko loolu mën na tax ñu mën ko renégocier mën nañ cee topp ay nit ba xaalis boobu jéem koo récupérer nga ne noo amul solo kon nañ ba boobu dem ci beneen kon daal en fait saa bu scandale amee rek su fekkee ay milliards la amul solo jàll na ba pare mais kii mooy loo xam ne sax commencé ko exploiter nga ne nañ ko bàyyi noonu kon ñu koy bàyyi noonu lii daf ñu war ko élucider pour suñ ko élucider mu permettre gars yi revoir contrat yooyu ba su mbir mi sax commencé ko suñ commencé exploiter kenn dootul am problème yooyu Sénégal la mooy seen chance mooy ne li am na benn mbir bam bi ñu bàyyi ci xel mooy le fait que scandale yi daal di éclater ci jamono jii nii te sax exploitation yi commencé wul loolu day wan ne béy wéyul mbuus mais moom bàyyi ñoom nee na béy wéy na mbuus te biir sax exploité guñ ko kon jarul sax nit ñi moom dafay enquête ci scandale dañ xool rek liy ñëw déedéet day permettre nit ñi taxaw xoolaat contrat yooyu rôle yi ñu redistribuer waat ko définiraat ay paramètres yu leer mu am transparence ci yu bëree bëri mu ne du milliard du dara nañ ko bàyyi noonu la majnoon wallah ça c'est du junoon waa foo ko junoon mënu koo féete kaw beneen mbir bi nga xam ne ba lay mujjee dafa reer lool mooy ne moom dafay non bàyyi dafa dof bàyyi moom jàpp ne moo ëpp Macky Sall xel ku ma see Macky Sall yëpp moo ëpp xel donte nit dina jur mooy Macky Sall la chaque comme ni ko ñu bëri waxee ak Aliou Sall seen communication ci mbir mi c'est bancal mais encore une fois mbir mi ak ay accusation kese la donte am na ay preuves yu nit ñi daal di avancé mais ça reste des accusations donc présomption d'innocence nit ki mën na koo mën na am réserve mën nga ci am xalaat nag wala mën nga am ay yenn éléments yu nit amul bu lay permettre nga daal di dogg ne lii moo am tey mais quelque soit fois ay accusation la yoo xam ne dafa laaj ñu élucider ko donc nit mën na ci am xalaatam tey mais Baye moom nee na non mais dafay conseil Macky Sall na la war a doxale allah akbar lan la koy conseillé mooy Macky Sall dafa war a ñëw génn ne mbir mi am na wala amul. caaxaan yooyu ñuy def am koo xamante ne kilifa la di tuddee boppam président de la république taxaw au lieu que mu wax mbir mi ndax dëgg la wala duwul dëgg amul dara lu muy def lu taxaw naan waaw ay nit ñu bëgg déstabiliser réew mi man duma pilier wu ci benn pression maanaam waxuñ la nga pilier wu ci pression waxuñ la ne dañoo bëgg a déstabiliser sa réew dafa am luñ indi teg ko ci kaw table bi dimbaleel nit ñi xam ndax loolu dëgg la wala duwul dëgg après loo ciy teg nga doog ko cee teg waaye commencé rek naan waaw sama rakk. billaay Baye Niass ku ko dénk sa ngono ginaar da nga jël fekk ñëpp ñu faatoo ndax xam ko ci àdduna muy doxee nan lay accuser nit wala accuser bokk parce que état bi seen c'est impliqué en fait c'est pas juste Aliou Sall moo nekk nii rek mu ngi tudd rek mais c'est plus compliqué que ça tey doon nañ admettons que Aliou Sall wala keneen président naka lay ñëwee rek daan ne dëgg loolu dëgg président kay la chaque année moom amul rakk amul mag institution lay représenté république lay représenté intérêt état bi intérêt réew mi moo ko war a jóg moo tax mu war a jóg mooy tax mu war a wax kon lu muy dox rek mooy loo xam ne ci intérêt réew mi la warul du défendre kenn ku mënti doon oui donte mbir bi sax am na conflit d'intérêt yoo xam ne la chaque année di nga xam ne am na ci mais c'est encore plus compliqué li Baye Niass di wax mais président boo koy su mbir bi amee kay li muy def mooy day permettre kay ñi nga xam ne ñoom ñooy ñi compétent ñi def enquête yi war pour élucider Sénégalais yi mais du ñoo nag am na wala amut président su ne am na ñu ne ko yow mi kon yow moom yow xanaa dag ñoo yàpp da nga bàyyi ba BBC ñu nga ne am na te nga xamoon ko su ne amoon ñu ne défendre na te defut enquête yi war donc président kay li muy war mooy mu ñëw daal di xool nan lay jaar ba élucider te am na lu mu ci annoncé mooy permettre peut-être su rakk mu mënta démissionner mu xool nu ñuy def ba limoger ko su fekkee ne da bokk ci prérogative ñëw ibbi ab enquête élucider Sénégalais ku nekk daal di xam sa xoolaat contrat yi su fekkee ne mbir yi am na yu xoolaat ku nekk sa responsabilité ku nekk say responsabilités yi li nga ci impliqué wu mais ñëw ne président Fodé taxaw ne nit ñi am na amut
li des amul solo loolu Baye Niass rek moo ko sañoon tax di ko fii rek. kon le problème du Sénégal Baye Niass c'est quoi, c'est toi ak képp ku mel ni yow mooy lan mooy dugg ci sujet bu la maîtriser wut ñime yàlla bëgg siiw àdduna jaral leen lu nekk di nekk ñoo xam ne ay démagogue ngeen da ngeen di wax peuple yi ngeen xam fi ngay dal mooy fi nga jàpp ne peuple ñoom ñoo ci gën a néew doole mooy salaf yi nga ñëw dal fa waaye dëggu taxul a jóg yow man awma sikki sàkk ni nga ñimee yàlla ku la jox xaalis nga luubal ko awma sikki sàkk yow Baye Niass ku mel ne yow ku la jox lu gën a tuuti lii ñuy tuddi nga luubal ko ndax amoo ak ragal yàlla gu nekk ci yow te loolu la nag la téere fiq yeeg téere aqida yi di suuqat ci xolu nit mooy ragal yàlla parce que la joxoon dërëm ak ñu jox la 50 milliards de dollars moo yem ci yow ndax yàlla subhanahu wa taala nga ragal problème mu Sénégal bokk na ci mooy valeur yi ñu manqué muy valeur u dëgg valeur u ñemee dëgg valeur u mën a tëj sa làmmiñ soo xamut li ngay wax loolu lay problème bi kon mooy su mën naa ne problème qui se pose au Sénégal c'est Baye Niass ak ñëpp ñu mel ni ñoom dañoo bari ay Baye Niass imagine Baye Niass mii nii ñu am ñu mel ni moom ñu nekk suñu tetu suñu boppu réew xam nga catastrophe la mooy des personnes incompétentes arrogants des cancres yoo xam ne dañoo ignorer seen ignorance loolooy problème bi ay nit ñoo xam ne wax ak mën a fen ak ndaxaate ak imposture yóbbu na leen ci place yoo xam ne ñeneen ñoo ko gën a mérité comme ni ko Baye Niass defee nii ndax mi ngi ñëw taxaw di wax ak ñoom te leen expliquer ci àdduna bi ni muy doxee te leen expliquer diine te muy waxal ñu ci ëpp ñoo ko gën a compétent foofu li ko ci yóbbu ci lii rek mooy dëgër fit gi mu dëgër fit ak ñeme yàlla gi mu ñeme yàlla kon loolu mooy problème mu Sénégal su fekkee da nga problème Sénégal Baye Niass dama taxaw ci miroir nga seetlu xool say jikko xool say doxalin nga xam ne looloo tax ñu egg fii nii maa ngi jégalu baax a baax mbokk yi ci taaliqaat yi nga bëggoon naa ko def ci audio Baye Niass bi nga xam ne la chaque ne lu réel la mais tamit lu mën a jooyloo nit la ndaxte mbir yu sérieux yu mel nii yu profond yi waa ji ñëw jaxase lépp di dugg ci lu mu xamut jàpp ne mi ngi wax man la ala kulli haal naru sujet bi naru moon sa àddu ndaxte xam naa ne ñi ci war a wax mooy ñi nga xam ne am nañ accès ci mbir yi am na ñu ciy wax dañ ci wax yu pertinent parce que nga xam ne ñii am nañ accès ci mbir yi mais soo am accès ci mbir yi au moins nga prendre le temps quand même def des recherches prendre le temps suivre le débat pour mun cee wax mais on dirait ce gars ne même pas suivre le débat peut-être langue bi ñuy wax moom maîtriser ko muy français da nga koy seetlu jawam mi ngi jël ay wolof di ko traduire en français ni muy waxee nga xam ne kon kii dafa dëgër fit rek li ñuy wax dara la ci xamul mais c'est dangereux nit ñëw di wax ci mu xamul ba jël débat bi bëgg koo yóbbu foo xam ne du fa jël débat bi bëgg koo indi foo xam ne du foofu loolu problème bi daal di bàyyi li nga xam mooy l'essentiel te moom loolu la def. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi maa ngi leen di nuyu di leen ziar di nuyu Cheikh Fadel lu bare ci waxtaan bu am solo bi nga xam ne moom la def fii nii jazahullahu xayra Cheikh Baye mii ni yàgg naa leen waane kii ab zindiq la boo xam ne xeexu lislaam moo ko tax a jóg yaakaar naa ne tey leer na leen ne bombardé na lépp loo xam ne mooy nit ki jullit loolu la war a baase woo pour lislaamam du wér mu ni minimiser ko jàpp ne loolu du lu am solo loolu dañ ci bàyyi lu am solo lu gën a am solo te nangul wax ne lu gën a am solo boobu mooy lan xam nga munaafiqoon ni toujours genre yooyu la ñuy def dangay ñëw di minimiser mbir di ko tuutal suufeel mooy njàpp ak julli ak kii ni dem na sax boo tudd ay màggal ak gàmmoo yi waaw tudd lépp donc ça veut dire que tey moom dafa boole sénégalais yépp seeni diine moo xam ne ab salafi la moo xam ne ab muridi la ab tijaani bi la moom dafa boole ñépp dugale leen ko ci benn poche jàpp ne yooyu noonu ñoo tardel Sénégal mais xam nga ne wax naa leen tamit fenkat toujours yàlla da koy nattu
fenam fu muy feeñ si làmmeñam moo koy indi. masalan audio bi nga xam ne moom laa teeni fii nii soo xoolee dafay wax ne sénégalais kon ni ñu jàngale gëmloo nit ñi noonu l'islam noonu loolu moo génne genre gouvernement yi nga xam ne moom lañ yore tey mais du génne ñi nga xam ne tey suñ ko tuumal mu daal di démissionné suñ ko tuumalee benn affaire mu daal di démissionné mu indi misaal si benn ministre français bañ ko tuumal si corruption. maanaam duñ am nafsiya ak aqliya boo xamante ne tey jii comme ni ko benn ministre yaakaar naa ci France la woon dañ ko doon tuumaal benn soupçon de corruption xaw ma mu démissionné. mus naa leen wax ne Baye Niass mi nii xamul dara si diine mais mbirum àdduna bi nga xam ne moom lay gëmloo nit ñi ne loolu la jàng si kii ni sa xamu si dara. dellul ginnaaw tuuti Sénégal dinaa la indil moom France benn la tudd man dinaa tudd ñetti Sénégal bateau le Joola ba mu am ba mu suuree ba pare am na ñaari ministre Sénégal yoo xam ne dañaa démissionné Yuba Sambu ak Youssouf Sakho parce que dañoo yore na loolu ministre de équipement ak ministre des forces armées am nañu loxo si mbir moomu noonu ñoom ñu daal di démissionné. am na benn ministre boo xam ne su ma jumul xaw ma ministre de transport la woon mais Mamadou Seck la tudd ci jamono Ablaye la en même temps am na luñ ko tuumal mu démissionné. kon su fekkee ne moom dafa gëmloo Sénégalais amuñu Sénégalais jàngaluñu loo xam ne su intérêt général ñëw bala buñ la tuumalee da ngay démissionné waxul dëgg. mais nañ dem France bi nga xam ne moom la bëgg moom la joxe misaal Sarkozy du président de la République France la woon lu tax ñu koy topp justice France di ko topp lan moo tax yëkketu jiitalewul intérêt personnel si kaw intérêt français yi moo tax ñu koy topp. kon moo lay wane ne waa ji fépp fu mu wax fenn rek lay wax c'est-à-dire dafa ñemee yàlla xam nga nit su ñemee yàlla toujours ak ñi ngay waxtaanale jàpp leen nga jàpp leen dof looy xalaate rek ngay wax mais doo xool ne lan mooy dëgg loolu moo ko yóbbu fii kon société France tubaab bi lan la ñu raw su fekkee ne benn ministre France boo mus a démissionné parce que dañ ko tuumal ñun fii nii gis nañ suñ ñaari ministre ak ñetti ministres yoo xam ne ba ñu leen tuumal ñu démissionné maa dalika mu bëgg gëmloo nit ñi ne li nekk sa tubaabu moo gën ñun ñu nekk fii nii bëgg gëmloo nit ñi ne ñun l'islam diine bi nga xam ne moom la ñu am moom ñu tardel su fekkee ne diine bu nekk fii mooy tardel mooy soufisme parce que Sénégal booy gouverner ba ñu samp état Sénégal état bi dafa lonk ak suufiya ba léegi mënuñu séparer wu. ndax dellu si naa ci kër goo xam ne bi ma tàmbali politique fii laa jëkk ñëw ak Touba Sëriñ Babacar ñaanal ma ne ma dina ma taxawoo dina ma dimbali ci suma xeex ndax booba ci 1945 booba duñu dara lu mooy jaam moomuñu sunu bopp moomuñu sunu diine moomuñu sunu réew. ku jóg def sa yëngu-yëngu ngay yónnee message si gouvernement soo ko gisul sa ndaje nga mer loolu moo fi nekk ñu jële xaalis jox leen enveloppe loolu moo fi nekk man de je suis fier ma am benn président boo xam ne ñu ne dafa tabax jàkka si gouvernement bi dama si kontaan dama si bëggee waaw parce que ma xam ne moom xam na ne ab jullit am na lu ko war li nga war a njëkk a def mooy tabax ab juma yonent bi alayhi salaam ba mu ñëwee Madina li mu njëkk a def mooy juma samp juma te moom bëgg wax ne Sénégal yi mu ne doxalin li nga xam ne Sénégalais loolu lañ doxalee ni du woon doxalin loo xam ne moom doxalin yonent bi alayhi salaam kon yow sa bopp
bi nga xam ne yow yaa doon gëmloo nit ñi ne ñu ne nañu topp soufisme yow yaa ñëw di leen leerale ne tey si li ñu nekk du moom la yonent ci alayhi salaatu wa salaam nekkoon wallahu almustaan la moom lislaam lay xeex yàlla moo koy feeñal ci làmmiñam gis nga ba mu demee Daaru Muxti sax wax na ba dal tijaan yi dal turuq yi ci ne ñi nga xam dañ lay jox ne la soo weddee nangam nangam yow dugg àjjana loolu ibaad duñ ko def di mais yenn saa dafay xaw a cofaalu tuuti testé leen mais fi mu bëgg a dem mooy moom l'islam Sénégal moom li suuf yi moom la lay xeex moom mais nag dafa am moo tax mbokk fa ñu bàyyi xel ñaari mbir mooy doon na ko wax fii ba waajooj doon fi wax waajooj doon na kii defoon na franc-maçon yi ne booy bàyyi xel ki nga xam day dal li ngay dal yow ngir moom bañ l'islam gi may l'islam donc loolu li muy représente l'islam ci dëkk boobu nekk ak yow dal gi nga koy dal ngir ne lii nii dafa wuteeg sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam audio bi yëpp loolu la mooy li muy dal mooy l'islam Sénégal suufiyé yi ñoo tardé Sénégal mais da koy bëgg a jaarale yenn saa yi cëkkal yi sikki mi ñu ne ibaadu lay wax ibaadu yi moom yàggu mënuñoo yàgg yu Sénégal ba di ko yàq wax dëgg yàlla mais ay dof leen jàppee moo leen gën a dof nag moom muusut muus moom jegewu ko def sax nag jegewu ko def te beneen mbir mooy moom dafa réere sax xamul sa l'histoire àdduna bi ndax su fekkee ne l'islam mooy tàddeel ay dëkk yu bari ay dëkku julli lañ te la fa fës sax mooy salafiya bi muy xeex moom te wax dëgg yàlla nag delluñu ginnaaw ci wàllu économie ci dëkk yi gën a seen ressources naturelles soo demee Émirats arabes pays golfe yi Arabie Saoudite loolu yëpp ñooñu ils sont développés tubaab yi ñoo demee def seen indicateur ñoo am seen indicateur développement humain yoo xam ne dañuy xool ndax ay jigéen yeeg nangam bañ cee dugal leen pays mais loolu ñoom seen gisin la ñoom waaye économiquement moom dëkk yooyu ñëpp ay besew Qatar ak Émirats arabes ak Arabie Saoudite ak yeneen te ñooñu suufee yi nekkuñu fa loolu moom beneen mbir la bon Maroc gii mi ngi développé Maroc instant mi ngi dox ay pas yu xóot te la fa nekk ba tey mooy jàngali fiq te léegi la xam moom ñi nga xam mooy ñooy ay idolam moom ñi nga xam ne ñoom la teg seen bët nga xam ne ñoom la bëgg sax l'islam gi mel ni ñoom li nga xam moom la jàppee ne mooy réussite mooy bien matériel ñu jàpp ñoo ci réussir mooy occidentaux yi dafa jàngu seen histoire rek mais su jàngu seen histoire dina xam ne mbir yu bari yu wax ni yu fa bees la yu fa yees la ay démocratie ak bi ñu bëgg a imposer nit ñi ak ay vertu ak xamul ne France gi muy wax ni seen buur dañ ko dagg baatam révolution française dafa sori noonu te boobu l'islam moom mu ngi doon dominer àdduna ci jamono jooju noonu baa ko foofu rek muy dof-doflu da nga ni xalaat naa ko nag yàlla xam na ne mu koy déglu am na ni nga ko waxee ni laa ko xalaatee am na daal problème bu am quoi Allah saad la waa ji yorul wallahi yorul parce que non problème la man nag instant yi mënuma ba tey feebar bi am nga xam ne mi dama ni daa koy tuddee xaw ma daal estime de soi la xaw ma daal loo koy foo koy placé rek wala boole yooyu yëpp da ngay réew sonn Allah saad waaw Oustaz Fadel non kii man dama koo yërëm de yàlla xam ne dama koo yërëm trop kii am na lu ko dal quoi am na problème am na daa nekkoon di wax waaye es biñ toll nii sérieux problème la am kii moom war nañoo dem xoolaat ko bu baax a baax ay mbokkam war nañ koo téye dem xoolaat ko bu baax kii am na problème nee na yaakaar nit ngeen di waxal fi mu ne nii fekk ab dof ngeen di waxal